ci rooti comme ni ma ko waxee sax nga gis yenn xale yi sax commencé woon di am yenn feebar yi yoo xamante ni ci ndox la jóg ñun ñu aussi école war na tijjiwaat le 2 ñu amaat beneen jaaxle parce que le 2 bu école tijjee fi mu ne nii école yi nekk fii yëpp forage yu Touba Peku moo leen di jox ndox kon déjà mu nekkaatoon beneen jaaxle ndax élèves yi naroon nañoo dellu kii te war naa am dispositif lave-mains bu nekk foofu te duñu woon am possibilité pour fournir leen ndox suffisamment ci noonu ci lañ ñu xalaatee comme ni ko Mansour waxee léegi bind demande Kajoor jànqeen mais réaction bi mu amee sax dafa kawe suñu njort parce que ñun ñu ngi doon xalaat fii ak weer fii ak ñaari weer mais en moins de 10 jours diligente nañu kii bi ñu leen di sant si loolu di leen si gërëm di leen ñaanal li ngeen mën ren bu déwénee ngeen mën lu téeméer ci pandémie bi ñuy xeex nag ñun ñëpp yàlla dolli ñu see musal dolli cee aar aussi xale yi ngeen di parrainer di leen sant di leen gërëm. dafa nekk rek initiative bu am solo mu baax trop nekk nit ku yàlla baaxee moom it foog naa yéen ñi mu dëkkal yéen a ma ko gën a xam. waaw donc Kajoor jànqeen nit buñ fi ñëwee taxaw man ma dégg leen ñuy def si lu mel nii fu ma si toog tamit damay gën a sant yàlla. parce que xam naa ni tamit ci loolu lañ nekk te kilifa gii nekk seen bopp it muy président Amadou Sy Kane man mii balaa may jox leen ngay sama rakk Alioune moom moo doon sama conseiller moo doon suñu kilifa moo ñuy xelal moo ñuy defal lu ne. di nuyu tamit président Alassane Faye nekk président si biir président yi moom it boo xamee ni li ñuy wax rek boolewul dara ak wax moom ku am njëriñ kon daal ci gàttal ñun sunu taxawaay fii dafa nekk lu sosoo si sama xaritoo ak Mansour yàlla dafa def mu may dégg ma koy dégg te gisante wuñ te li ñuy déggante ëpp na fukki at may dégg ay liggéeyam di ñaan yàlla nag tas ak moom bés pour xam ko parce que li ma daan xam si moom mooy ku am njëriñ la fa mu dëkk ki am njëriñ la fa muy liggéey koo xamee ni lépp lu mu am fa mu dëkk lay laaj nan la si mën a jëriñu yàlla defit bi ñu tasee ministère boobu ma nekkoon si liggéey ba ma daan def ndax man dama daawul déglu mais lu ma sama bët may laa gën a wóolu te lu sama nopp di dégg mais ma gis ko ci liggéeyam bi ma ko gisee li ma si gën a yéem mooy ndekk kii mooy Mansour ba ma xamoon Thiès parce que dayo bi mu am si Sénégal au niveau national nag laay wax parce que it li ma si wax dama ko xam parce que foofu la ñu tas bi ñu yàlla dénkee organisation yi yëngatu yëpp ci protection moom mu ràññeeku ci moo wër ba gis association ONG boobu muy ONG bi bokk si mag si Sénégal Secours Islamique de France mooy ONG bi Mansour bii di liggéey te à part kilifa gu mag gi moo ci topp bu ñu doon wax si ñun ci Alfane dañ naan c'est le directeur des programmes de Secours Islamique France ñu boole taftal ko ni mooy le référent technique techniquement lépp lu ñuy wax ci Secours Islamique c'est lui le référent technique boole ko it ndomba tànk yooyu yëpp ko yàlla jox buy dugg si Thiès fii ay caraxam lay sol ñëw jaxasoog nit ñi wuteeg man sama genre gi nga xamee ni su may ñëw grade yi ñu ma tappal Dakar rek oto yeeg yëpp laay ñëwee ñëpp xam ne maay lii mais moom ku ko gis fii mu yore microcentral man mi ko gis feneen de ay réew la ma def fi mu toll waaw te loolu nag dafa baax nit ki it boo amee loo xam ci moom si biir ay mbokkam nga ko mën a seet ndax li may wax tamit ñi ma xam tamit xam nañ maandu naa maandu boo xamee ne bu ma xamul nit ki tamit ma noppi parce que li ma koy waxee it yokku ma dara wàññu ma dara waaye it yàlla dafa bëgg nit ñi seede li ñu xam ci nit ci lu baax kon fii ma toll nii dama leen di seedeel ni am njëriñ la si Sénégal yàlla nag natt na ko natt bi mooy ONG bu muy liggéey li dal ca Alfane moo ko daal dañuy tànn région yi ñuy liggéey maanaam région yi gën a soxla ndimbal tey jii bu ngeen àndoon ak moom Kaffrine si buntu dëkk ba leen koy teeru kilifa yëpp ay génn Kaffrine bi bu ñu déggee ni Mansour a ngi ñëw kenn du des ñëpp a koy dogal fii si Pikine
Pikine bii Dakar ñu ko xam ku si ànd ak moom foofu mu am fa manifestation di nga xam lan la Mansour def Sénégal Géejawaay Tëngéej Pikine Dakar fu mu fay dugg ñëpp a yàkkamti mu ñëw barki démb rek am na yoo xamee ni daf ma koy nëbb waaye gis naa ñu jël lu toll si 300 xale war leen a may bourse teel leen seen jàng yëpp jox seeni waajur denrée alimentaire si coono bi yëpp di ñëw te bourse bi ñu leen di jox chaque weer ñu yónnee leen xaalis semaine bii passé gis ngeen xale yi ñu jëlee si daara yi di yóbbu si centre yi pour yóbbu leen ñibbi ñun bi ñu toogee ministère di seet nan la ñuy lijjantee loolu si la ma woo ni ma wax ma centre yi nga xamee ne xale yi yëpp ñu nga fa ñëpp la ñuy yóbbul ndawal ay xar la rey ñoom ñëpp seen ONG yóbbu ko si centre yëpp loolu la xale yi di dundee donc ku mel noonu it ah su nekkee di liggéey lu mel noonu dafa fekk fa mu dëkk it dañ ko ñaanal loolu it du ndamam kese seen ndam la yéen suñu déggee mu am njëriñ boobu si biir Sénégal yéen seen fierté la parce que seen doom moo koy def ndax nit ki it ah dina toll foo xamee nit mooy siggil waajuram waaye it mooy siggil dëkkam tey su ñëpp di ñibbi dañ naan ah ñii fan la ñuy ñibbi ñu ne waa Thiès ma lëng ko ñu ne waa Thiès a ngi ne le waaye bu ñu ñibbee tamit moom Touba Peulh lay fanaan kon daal loolu mooy li nga xamee ni lu ma bëggoon a seedale sama diggante ak moom moo tax ba may wax it problème mu fii ànd nañ fi du guddi du bëccëg ñëw nañ fi kilifa yi maa ngi leen di ziar ñëpp ñëw nañu seen kër mu wan ma seen taxawaay ñoom ñëpp tamit am benn kàddu bi si moom kon lii am tey it si wóolu bi ma ci wóolu bi ma laajee ma ne ko ah li ngay def de lu baax ndox teen forage foog naa nit ñi bu ñu xamoon dañuy njëkkante pour am barke boobu waaye loolu de yéene naa ko Kajoor Jànke te xam naa ni boo leen ko waxee mën nañ see dox nee na ma nag il faut nga jàpp si ma ne ko déet dama si jàpp loolu it pour ñu xam ni mbaaxu Kajoor Jànke la dama koy seede fii amul benn yoon bu ma jël sama téléphone ni Aline Dieng jàppal ci lii jëluma sama téléphone benn yoon ni président jàppal ci lii loolu nit ki tam li mu moom danga ko koy jox ndax tey mënoon nañu toog ñu ne bés bi lépp man la ndax maa woo Aline Dieng wala maa woo président su boobaa ñoom dootuñ ci am cër googu yaa ma seedal la ni ñoom seen baax ak seen taxawaay moo tax ñu def ko te bu ma leen ko waxoon ñu defal ma ko waaw su ma leen ko waxoon ñu defal ma ko mais pour wax leen tamit ah nit ki it dañ lay jox cër yëpp nga jël lépp mais tuyaaba boobu si am barke boobu it yal na leen ko yàlla boole yéen ñëpp yokk seen liggéey si la ñuy mujjee nag mooy xale yi ndax xale yi ñooñu fi dajale ñu gën leen a bàyyi xel parce que ndox mi it ah ñoom lañ ci gën a xalaat suñu jaboot lañu bu ñu xalaatee ñaari fan rek amuñu ndox ñun ñëpp kenn warul nelaw boo toogee sa kër ubbi sa robinet mu xelli te Mansour ni la kat ah dëkk ba kat am na ñaari kër yoo xam ne duñu am ndox sa yaram war naa daw loo mënit war nga koo def pour xale yi am loolu kon ñu jéggal ñu si guddal bi waaye daal loolu lañu bëggoon a indi comme seede fii di sant bu baax waa Kajoor Jànqeen si sag bi ñu sagal ak taxawaay bi ñu leen xamee ñu continuer si Mansour it ma leen di ñaan yéen ñëpp ngeen dolli ko ñaanal ndax am na rendez-vous bu ñu am semaine bii pour ñu fësal liggéey parce que man maa jàpp loxoom ba si ministre nit ñii da nga war a xam dañuy liggéey ndax ñoom ñu ngi liggéey ñu teg si suñu bët rapport yaa ngay ñëw ñu naan ñii la waaye dañuy laajte ñooñu ñan lañu moom bu liggéey rek dem na yoon waaw nit nag su melee noonu it ah dafay jot yooyu it boo amee taxawaay nga wane ko kon ci loolu daal lañu bëggoon a seede loolu rek nag moo doon suñu tànk ndax dama ne ko woon nag ñun amuñu sax place tey ñëw fii parce que day mel ni dañu si war a dañu wane ni am na luñ ci dox su ma sañoon nag kenn du xam sax ni loolu dox nañ ko si li ñu amal solo rek mooy na ndox mi ñëw ah waa dëkk bi jëriñoo si. lii nga xam ne nag moo ñu fi dajale tey dafa nekk suñu warugar ñun fédération Kajoor Jànqeen parce que dañoo teew fii ci gox bi xëy na ñu am xam suñu teewaay fii xëy na aussi am na ñoo xam ne ñii xamuñu ne ñoom ñu ngi fii di fi yëngu mais yàgg nañ fi mais ki ñu fi jëkk a sargal nuyu ko te mu teewal ñu fi tey def liggéey bu am solo mooy président Alassane Faye mi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw. président Alassane nekk na koo xam ne kii il est très effacé moom
li Aline wax léegi ci Mansour bi moom moo ko dal moom itam ku efficace la ku am njëriñ la mekk du ko wone Alassane lii moo ko dox ba indi ko fédération Kajoor Jànkéen il est bien vrai que li Mansour wax ci Aline léegi ñun sax loolu yëguñu ko woon te ku xam Aline xam ne moom itam noonu lay doxale moom efficacité bi ñuy wax mi ngi ci moom mais nag dina dox loo xam ne ba muy sotti ngay doog a xam ne moo ko dox te mu nekk rek lu mu war a dox parce que moom moo doon manager fédération Kajoor Jànkéen lu fi ne xam na ko lu ñu fi war a doxal xam na ko mais bëggul benn yoon ñu ne lii moo ko dox wala moo ko wax li ñu ooyee léegi ci yoon wi ne maa ngi leen di def ñu ngi ànd di ñëw daf ñu xaw a bett sax mais noonu la bindoo yàlla ko bindee noonu mu nekk dafa am njariñ koo xam ne kii njariñam du ko waree fenn loolu itam moo dal président Alassane bi nga xam ne moo nekk fii ci association bi ci Peykou ak yeneen village yi yoo xam ne moo ko wër actuellement village bi association bi muy këru xale yi yor na 387 xale yoo xam ne moo leen di sàmm di leen aar ñetti téeméeri xale ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne Alassane Faye moo leen di nemmeeku ak seen i famille di ànd ak ñoom seen i problème loolu mi ngi ci fukki village ak ñett yoo xam ne moo nekk ci tudd bi moom la nga xam ne association bi moom la polarisé loolu du lu ndaw alors lu mel nii nag bu amee moom mu jël dossier bi indi ko fële au niveau de la fédération Kajoor Jànkéen dara waruñu lu taxaw ci taxaw boo xam ne mu gën a gaaw parce que ne serait-ce que contexte bi ñu toll actuellement war naa tax ñu bañ koo yéexal benn yoon parce que xale yooyu lu leen laal xale fédération bi yëpp te problème mu ndox dafa nekk problème boo xam ne dafa sensible moo tax bi mu indee dossier bi ñu dal di ko jël nag dem suñu bailleur Thialfone parce que booy nee nañu bu lekkee alom na ko gërëme coy parce que ñun fédération Kajoor Jànkéen ñi ñoo yor communauté bi ñoo nekk ci communauté bi ñooy doxal bi ci communauté bi mais nag kattan ba dafa am koo xam ne kii moo ñu koy jox buy Thialfone moo ñuy jàppale mooy suñu partenaire stratégique ñoom itam bi ñu demee waxtaan ci ak ñoom vraiment ñu ngi saluer au passage aussi seen réaction rapide dañu dal di ne dem leen seet da nga xam ne moo ci war ñu def ko dans les meilleurs délais parce que loolu jarul la taxawaalu jarul la yéexal alors loolu moo tax affaire bi yàggul alors loolu nag niñ ko defee fii loolu lañ koy defee itam feneen parce que ñun li ñu intéressé rek mooy xale yi nekk dans d'excellentes conditions ak seen i famille te loolu affaire ndox ci la kii parce que ndox moom moo yor dund te école bi tijji bi ñu wax léegi évoqué léegi ne mi ngi ñëw te école yi ñàkk ndox kooku buñ ci eggoon te pompe bi parewul te ndox amul dina nekk ñun suñu gàcce ñun au niveau de la fédération Kajoor Jànkéen parce que dafa nekk loo xam ne dañ ko war di taxawee di ko nemmeeku di ko yëg tout le temps alors loolu daal mooy solo suñu taxawaay fii tey. waaw maa ngi nuyu ñëpp ñu toog fii maa ngi nuyu waa Thialfone ndax ñoom jàppale nañu bu baax ndax bi feebar bi commencé boobu ba léegi ñoo ngi gis ñoo ngi def ay ñoo ngi dimbali ci ay mesures de protection yi ñuy def ñu ñuy jox ay paan ñu ñuy raxasoo ñu jox ay masque ñu jàppale bu baax si kii aide alimentaire yi tamit ñu ngi leen gërëm bu baax di leen sant seen taxawaay ndax boobu ba léegi ñu ngi ñuy jàppale di ñu yóbbu ay formation di ñu jox ay vélo di ñu dimbali bu baax. man maa ngi tudd Aline Dieng maay manager de la fédération Kajoor Jànkéen di wax rek am nañu mbégte ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp teew fii ndax mënoon nañ ñu bañ a jox kàddu ndax wutuñu ci ndam dañoo def rek suñu liggéey di sant bu baax nag ñaar ñi nga xame ne ñoo coordonné mbir mi ba mu sotti muy ki nga xame ne que suñu frère la nekk ministère de Alioune Sarr ñëpp xam nañ ko. beneen bi aussi ñu sant Mansour ci taxawaayam may wax Mansour aussi duñu mës a sonn ci booloo ñu soxla di jëlaat engagement tey di waxaat ni pompe bii nga xamee ne que ni moom la ñuy réceptionné ñu xam ni liggéey bi tey la war a door ci ni ñuy def kër gu ci nekk am eau potable
mais nu ñuy def ba xale yi du ñu amati lu nu mel ci lan mooy toog ay fan ndox du fi am ñun Kajoor Jànkeen pare nañu pour ñu doxal waxtaan wi ba lépp li nga xamee ne que xale yi ci association mat 397 ak fii ci Touba Pékou Leelo ak Koundaan ñu mat 87 xale yooyu war a du ñu mësati manqué ndox ndax ñun ñii manqué wuñu ndox. leneen li ma bëggoon a expliquer waat aussi mooy comité ad hoc bi ak ñi fi nekkoon ak chef de village nañu woote ñu commencé teg ay stratégie yoo xamee ne que dinañu permettre ñu amaat yeneen i pompe teg ko muy réserve loolu taxaw naa ci te bu ma demee lu ma ci mën dinaa ko ci def li ma bëgg a wax aussi jëmale ko ci li nga xam ne mooy action yu ñuy def mooy gis nañ fi ay xale teew loolu moo ñu kontante Kajoor Jànkeen dina jëlaat engagement tey xale yi fi teew yëpp ku ci ne dinañ la joxaat denrée alimentaire bu leen neexee bu subaa ñu jël si ko alsan leneen li may wax aussi mooy ñu comprendre benn affaire boo xamee ne que ni ñun ñëpp ñoo ci ànd di dox ñun Kajoor Jànkeen ak yelleefu xale yi lañ fi nekkee loolu mooy suñu xëy suba ak ngoon ñu bokk ci doomu dëkk bi juddoo fi jàngee fi li ñuy wax nag ci wàllu liggéey bi li tax may wax ni président na wax ku amul wéeruwaay di nga daanu raison pour laquelle ñu lépp lu ñuy liggéey ñëwuñu di ko defal askan wi dañuy wax ñoom président dem leen ci askan ba ngeen soulever problème ya fa am yéen a ko gën a xam soo leen ko indee ñun ñu tënk ko prioriser ko xool nan lañ koy doxalee wut fonds yi daal di koy exécuter pour le bien-être des communautés et des enfants loolu bëggoon naa nit ñi aussi xam ni Kajoor Jànkeen ci loolu lay liggéey waaye Kajoor Jànkeen aussi dafa yor ay technicien yor ay xarañ nit ñi xarañ ànd ci di liggéey bi mais aussi fu ñu gis koo xamee ne bailleur la mën a investir xaalis ñu daal di koy capter ñëw indi ko ci pour mu jëriñ li nga xam ne mooy askan wi loolu la Kajoor Jànkeen def tey jii nag pompe bi baax na ñu delloo ci njukkal ki nga xamee ne que ni tey ci benn suñu bailleur yi moo ñu jox xaalis bi muy Caayal Fën looloo tax bi ñuy defal banderole ak lépp ñu def ko ci kanam wax ni xale yi ñi ngi sant di gërëm Caayal Fën Aminata wax na ko léegi kon lu ñu def rek lu dul di sant waa village bi li chef de quartier wax ñu taxawaat ci bu baax Mansour on a un défi il faut qu'on relève ce défi tey ndox mi la suba nañu jëm ci leneen ginnaaw suba nañu jël ci leneen dégg naa fi ñu fi wax problème de périmètre maraîcher démb bi ma koy wax ma ne ko semaine bii passé amoon nañu ay fonds dañu ko séddale ci ay école ak yeneen i nit ñu koy def kon baax na ñu développé li nga xam ne mooy stratégie yooyu pour que bu ëllëgee ñu mën a fexe ba jeunes yi nga xam ne ñooy liggéey ci pompe bi ñu mën a am loo xamee ne que ni dina leen jëriñ ci koom-koom ndax buñ ko amee dañ koy indiwaat ci seen famille bu famille bi naatee gox bi naat loolu laa bëggoon a am lu may sànni ñu jéggal ma du ma mën a guddal ndax kilifa yi wax nañu li nga xamee ne que ni am na ci li ci des mooy jataay yi dañ ko war a gàttal ndax xam nañu li xew mais aussi dafa am leneen lu ma bëgg ci wax ci sama deuxième volet Mansour tey dafa baaxoon ñu sensibiliser ci li nga xamee ne que ni moom mooy feebar bi wax ni Kajoor Jànkeen boobaak léegi fépp fu am concentration xale muy daara yóbbu na fa ay daara alimentaire tey nous sommes pratiquement à 79 millions yi ñu séddale ci ay daara alimentaire ay kit d'hygiène bu mujj bi ñuy def nga xam ne balaa semaine bi jeex mooy école de Ibi le 2 dinañu jël lu toll 26 millions ci wàllu ay thermoflash ay wàllu jumtukaay ci école yi ak ay masque dem jébbal ko ki nga xam ne moo iya loolu xaalisam mi ngi fii ba pare pour dimbali xale yi kese moo tax donc xale yi tamit nañu góorgóorlu ba bu ñu demee ci école ba ci biir école ba maître yi di ak directeur yi ak principal yi ak li nga xam ne mooy proviseurs yi dinañu fexe ba ñu respecté li nga xam ne que mooy mesure barrière yi waaye xale yi bu ñuy ñibbi nag wala ñu jóge seen kër di jàngi loolu tamit baax na parents yi ñu xam ni ñoom am nañ ci responsabilité ba xale yi bu ñu génnee ci école ba
distance bi ñu daan am ñu am ko suñu ñu gaaw dem ñibbi dellu ci kër ga ndax kat mbas mi ngi fi. leneen li ci nekk nag mooy jumtukaay yi nga xam ne que moom la ñu yor di ko jox ci structure yi war nañu fexe ba ku nekk ci këram bu dee gurdu la bu dee lu ñuy raxasoo la bu dul leneen la mu jéem ko inculquer xale bi ba bu jógee école ba mu raxasu ndax daa nekkoon ak moromam suy dem école aussi mu jàppante ak set parce que képp kuy dugg école mesures yi ñu ngi fi ministre bi jóge na fi bari ki dem loolu laa bëggoon profité ngeen baal ma parce que bëgguma ci woon sa jël parole dama waxoon rek li ci am solo mooy ñu gàttal ko def réception bi di jox président aussi li nga xamee ne que ni moom mooy chèque bi nga xamee ne que ñun bind nañ ko ci turu fournisseur bi ñu yónnee ndax ñoom aussi comité bi dafa bëggoon transparence baax na bi ma leen waxee jox leen ma tur parce que mois passé jot naa xaalis bi mais dama koo delloo li tax ma delloo ko parce que boobu ñoom pareeguñu woon pour jox ma jumtukaay yi nga xamee ne que moom mooy wàllu facture bi kan moo ko war a indi ban pompe la ñuy jëndee ak nangam. looloo tax bii pa ma ne leen mënut a weesu ci ñaari fan yi pour que ñu fexe nu ñu jëndee pompe bi ndax nit ñi yàqamti nañ ko. di kontaan trop ci jotaay bi ministre bi nag wax na ni yéen da ngeen daanaka li tax mu gën a kontaan da ngeen ko fekk ci nga xam ni moom la objectif bi mu fixé woon. parce que ku nekk xam na ni bi mu faloo daf ñu woon bëggatul gis benn jigéen buy yenu paan wala muy jukki ci teen bi loolu defe naa ne ñu bari dégg nañ ko donc kon action bii ngeen def nii dafa rentre ci dafa dugg ci cadre boobu maanaam dimbali ko ci objectif bi nga xam ne fixé woon nga ko donc kon war ngeen a mesurer kontaan teen fi mu toll donc mi leen ci gërëm di leen sant li ci def nag ñun en tant que vraiment représentant du maire gis nañu porte bi nga xamante ne bii ndimbal mi am na ko parce que man ci dëkk bi laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaru damay toog sama kër benn jour dañoo nekk réunion benn waaye ni man ça fait lu ma ëpp fukki at a ngi nii du ma génn te jàpp ma génnaaloo ma njàpp sama kër mais tey jii ñëw naa réunion te jàpp ma loolu am na ko wax fii Mansour ma nga fa woon keneen mi ngi fa woon ma jàpp loolu mësul génn këram te jàpp mu ne tey génn naa sama kër te jàpp ma sama waa kër fa laa dëkk sama waa kër damay gis toujours ni ñuy sonne ci ndox di xaaj ban heure lay ubbi ak leen donc loolu muy lu am solo loolu yëpp amatul léegi kon su ngeen ñëwee indi pompe bi nii dañ leen di sant di leen gërëm di leen wax ni nag porte bi fi mu egg yéen sax du ngeen ko mën a xayma parce que tubaab day wax yenn saa yi de l'argent jeté par la fenêtre mais seen xaalis bii pompe bii c'est pas jeté à la fenêtre def ngeen ko fi ngeen ko war a def askan wi gis nañ ko kontaan nañ ci te lu ñaanal aussi collaboration yi ak monsieur le maire ak commune Fandène day xal di gën di continuer gis nañu lu bari li nga xam ne def ngeen ko ñu leen di ñaanal yàlla nag mu gën a yokku dëkk bi yàgg na ngeen ci dégg ñu ñaan yàlla aussi yàlla gën leen fi sàmm gën leen a may kattan bu ngeen mën a dimbali askan wi